lépp lu jëm ci rafetal moo leen yitteel muy maquillage coiffure soins corporels ba ci massage jacuzzi institut de beauté Paradise Spa ngir waajal feetu korité bi di leen proposer seen ay services ak ay coiffure yu stylé institut de beauté bii di wuyu ci turu Paradise Spa Dakar Actu di ko dalal ci émission spéciale mode korité. Institut de beauté Paradise Spa ñu dalal ko ci suñu plateau spécial mode korité ci Dakar Actu tey nag ñu ñëwoon na ngir war leen lépp lu nga xamante ne moo jëm ci wàllum sañse ak wàllum defar bopp ak lépp lu nga xam ne tamit day jëm ci wàllum defar ay wee diw cosmétique leneen ak leneen dinañ si waxtaan bu baax tey ak ki nga xamante ne moo ñu fi dalal ñu koy woowee turu Adja ñu ngi lay nuyu. soxna May maa lay fay di nuyu mbokk internet yi di nuyu waa client Paradise Spa yëpp di leen baalu ak di leen baal ñu fekkee ko ati at. amiin bu ko defee rek xam naa dañuy waxtaanee li nga xamante ne moom ngeen di yëngu maanaam spa bi nga xamante ne moom ngeen tuddee Paradise ku ko dégg dina xam ni que aljana lay signifié aljana nag boo ko tuddee endroit dafa fekk boobu ay ngëneel rek ñoo nekk si biir. ñu bëggoon rek ngeen wax ñu li nga xamante ne si ngeen di yëngu ak yan service ngeen di proposer li nga xamante ne mooy sénégalais yi. Paradise Spa ko xam institut de beauté la bu yëngu ci wàllum esthétique. fii dinañ def ay soins de visage massage pose ongles pose résine pose gel coiffure make-up lépp lu yëngu ci wàllu beauté rek dañ koy def. ñu bëggoon rek tey nga wax ñu li nga xamante ne mooy sa histoire d'amour ak li nga xamante ne mooy mode bi parce que fii ku fi nekk tey di nga xamante ne que da ngeen a laal partie yu bëri ci côté mode bi. waaw comme ñun ñu ko xamee dañoo bëgg affaire de mode bëgg ay affaire de sañse affaire de tendance comme tendance yu bees yi comme li ma def sama bopp par exemple perruque la dañ koy def customisation merci di ko létt tresse wala perruque yu ñuy def ay customisation ay tresse ay lépp lu rafet daal lu tendance. tu sais Adja tey dama bëgg ñu démanteler li nga xamante ne mooy mode bi étape par étape dañuy dale nag ci sa bopp bi parce que ni nga ko waxee noonu la amee c'est très joli coiffure ma gis ne que léegi dañ ko xewal dañuy jënd closure yoo xamante ne ça te permet ngay létt sa bopp en même temps mu nekk greffage en même temps naka nga gis évolution mode bi ci côté boobu. xanaa kontaan ci rek parce que nit ku bëgg lu baax mooy xam lu baax comme par exemple ni ngeen gisee lii ci kanam frontal la ñu def ko ay létt maanaam ñu inspiré ay tresses ñu indi ko pour mën koo def ci ay perruques léegi des fois sax di nga gis nit soxlatul sax muy dem di létt ay perruques yu ñuy customiser maanaam full lace yi la ñuy jël di ko létt ay renversé ay mèches wala ay tresses. ñu daan gis la plupart du temps soo jëndee greffage da ngay ñëw ñu defal le tissage simple et tout mais léegi dañu gis léegi closure moo téye teg naka ngeen di liggéey ak closure yi ak création yi nga xamante ne da ngeen koy def ci biir et tout. comme ni ma ko waxee rek topp tendance bi rek xam nga xale yu bëgg yu baax yi dañuy topp tendance bi xool mode ni mu évoluer ñu di ko def par exemple ay closure ay frontal lépp ci ay xeetu baax la te xale jigéen ñi taamu nañ ko ci torop ndax dafa yomb defaree ba pare moo gën a noppale. ak korité bi nga xamante ne si la ñuy jubale si la ñuy dëkkmal pour dem ci gis nañ ne que xale yi taamu nañu sañse yenn xeetu sañse yoo xamante ne boo ko gisee da ngay naan mais waaw xanaa kii moom jógewul fii comme boobu gis nañu aussi que da ngay gis xale yu jigéen ñi léegi dañoo jël li nga xam ne mooy tresse yu nga xamante ne suñu maam yi moom lañ daan def tresse yu yàgg ya léegi dañu gis dañuy revaloriser waat style africain bi naka ngeen di gisee loolu. comme ni nga ko waxee loolooy modernisation rek dañuy indi suñu lettu maam yi ñu doon def di ko ñëw mais dañ koy changer mu gën a rafet mu am révolu waaw loolu xale jigéen ñi tàmm nañ ko si trop. est-ce que di ngeen koy di faral di def est-ce que seen clientèle parce que moi je vois des greffages ici des perruques et tout est-ce que di ngeen di lettu tressage. waaw dañ koy def dañuy def lépp lañu def lépp lu jublu si wàllu ay coiffure dañ koy def mèche tresse ay renversé torsade lépp. mais sénégalais seen clientèle d'habitude en général sénégalais en général ñoom yan tresse ñu gën di faral di def surtout à l'approche des fêtes. à l'approche des fêtes lu ma gisagum léegi ci wàllum perruque yi la ñuy gën a yëngu ci wàllum perruque yi ak tresse yi ñoo gën a dox actuellement.
mais à part le fait ñuy def affaire de coiffure et tout gis nañu aussi que fii da ngeen di def onglerie. waaw da ngeen di def soin pédicure manucure est-ce que sénégalais am nañu habitude boobu noonu à l'approche des fêtes ak nekk di lijjanti li nga xamante ne mooy lekk yi provisions yi frais yeeg yooyu dinañ am jot boobu di ñëw toog jël seen benn temps boo xam ne dañ koy consacré pour eux toog defar seen yaram ak yooyu. franchement on se plaint pas parce que clientes yu bari suñu ñëwee soit dañuy def pédicure manucure wala onglerie parce que ku xam Korité rek maanaam dañuy def ay soins des mains bëgg rek lépp rafet. bu ko defee aussi gis naa fii nii lu ci demee ay bagages yoo xamante ne peut-être c'est à vendre parce que dama gis ngeen exposé ko fële lu ci mel ni ay cheveux et tout yéen da ngeen di jaay cheveux yi yéen ñi ngi koy dem jël ji wala da ngeen am ay collaboration avec des boutiques de. ok ñun dañuy jaay cheveux aussi ay perruques Angleterre lañ koy jëlee indi ko fii nii Sénégal. mais bu loolu weesoo man bëgg naa ñu waxtaan ci wàllu mode bi ici au Sénégal yow selon toi naka nga gisee mode bi évolution wu mode bi yenn saa yi nga gis li demoon dellu ci yenn saa yi nga gis ñu jël ko yokk ci beneen touche yenn saa yi nga gis ay création et tout. ah kontaan si rek kontaan si comme que seen jeunes sénégalais yi dañuy ñëw di innover loolu baax na comme ça ñu consommer local comme ni ñu koy waxee di sol loo xamante ne local la comme par exemple li nga sol nii xam nga fii lañ ko defaree. donc kontaan naa si torop ci évolution mode bi. gis nañu aussi que sénégalais la plupart du temps. dañuy tout le temps da ngay gis concurrence bi surtout ci côté salon coiffure et tout dafa bëri da ngay gis benn koñ boo xamante ne day am 5 salons yoo xamante ne alignement même alignement la ñuy nekk. ku si nekk war a dugg fii wala dugg fële naka ngeen gisee concurrence boobu noonu est-ce que vous arrivez à le gérer. concurrence bi moom xam nga ni fépp la muy ci wàllu salon muy ci wàllu leneen ak leneen mais lenn rek la ñuy démarqué wu mooy professionnalisme la ak liggéey bu baax. fii moom ku fi ñëw. leer na ma ni soo génnee kontaan rek ngay def. looloo ñuy démarqué ci yeneen ñi. mais fête yi di waaj a ñëw ñu gis ne que Sénégalais yi dañu tàmm parfois tout le temps je veux dire di dugg si di buuxante ci salon yi. jël rendez-vous xam nga ñëw buuxante toogaanu bi fii. maa war a léttu sama tour moo jot sa tour jotul. yéen est-ce que vous arrive loolu di leen dal ngeen toog fii nii clients yi fees bi dell ba da leen di perturber doo leen xam li ngeen di defee tout. ñun tout le temps dañoo am fii benn secrétaire boo xamante ne mooy gérer rendez-vous yi dañuy woote ci numéro bi après jël rendez-vous bi ñu jox la heure tel nga ñëw fa heure bi su dépassé t'es obligé d'attendre parce que di nga fi fekk ñeneen ñun lépp lu ñuy def rek ci professionnalisme lañ ciy doxee. mais est-ce que tamit seen clientèle am ko si xamante ne fidèle client la est-ce que du leen si mere tamit. non duñu si mere parce que dinañ xam ni ñuy waxee ak moom ak yooyu noonu loolu yëpp dañ koy jàng et tout. fii moom macha allah. yéen spa Paradise Spa ngeen wax spa nag ku ko dégg am na ay lu bëri loo xamante ne war nañ ko fee mën a defee. waaw si mel ni maa ngi gis si biti si pancarte bi ngeen def foofu noonu ay massage ay xeetu massage ak yooyu. naka yooyu ndax am na fii nii. waaw fii moom comme ni ñu ko waxee Paradise Spa am na spa maanaam dañuy def ay massage soin de visage ay extension style yooyu yëpp ci xeetu spa bi la même am nañ sax jacuzzi. jacuzzi. waaw jacuzzi moo ngi ci biir. ah oui. oui. te Sénégalais dañuy ñëw fii di si dalal seen yaram. waaw Sénégalais lañ fiy ñëw franchement ñu ñëw di massé wu relaxé wu. voilà. mais puisque si Korité bi la ñu jëm gis nañu ne que tendance yi dañ koy gis ci côté ñaw bi côté tailleur yi. dañuy lancer tendance tout le temps fii Paradise Spa lan la ñuy lancer ñoom ci Korité ren bi. Korité fii daal. aljana la daal yow loo bëgg rek ça dépend ci loo bëgg rek ñëw defaral la ko mais quand même par exemple soo indewoon fii benn modèle ñu gis ni que ça va pas dañuy jël yokk ci suñu expérience mu gën a doon loo xamante ne day rafet ku ko gis da koy apprécier à sa juste valeur. yéen a ko déggandoo suñu mbokku internet yi fi mooy Paradise Spa institut de beauté boo xamante ne aljana lay wuyoo nee na soo fi ñëwee di nga fi fekk lépp lu nga xamante ne nii yaakaar nga ne war na mën a baax si yaram noddanti sa yaram defar la ba nga rafet boo fiy dugg nekk nit ku simple ndeysaan boo génn nag daal di nekk benn genre bees rek ajaade loolu la ma wax te gëm naa ko xam naa loolu am na loolu dinañ ko fi gis bu ñu ñëwee di leen jox rendez-vous pour Korité bi rek day leen ñëw fii ci institut Spa Beauty bi nga xamante
mooy Paradise comme ça Adja daal di leen dalal jox leen si baax yi nga xam ne mu ngi fii nii léegi bu fekkee ne da ngeen di def massage da ngeen di def coiffure da ngeen def manucure vous touchez à tout ci côté mode bi naka ngeen di def ba nga xam ne di ngeen gérer seen clientèle ban façon marketing ngeen di def tout le temps bay gérer seen clientèle ak jigéen surtout yéen jigéen ngeen di gën a toppatoo wala góor yi tam dañ fiy ñëw non góor yi tamit dañ fiy ñëw parce que góor yi des fois dañuy ñëw def ci pédicure manucure xam nga dafa am na góor yoo xam ne dañoo bëgg seen bopp tellement soin de visage sax dañ koy ñëw def ci donc góor yi du ñu yem donc ci massage dañ ñëw des fois pédicure wala manucure franchement et ça passe dañuy ñëw fii def pédicure manucure kon Sélé mi bu ko neexoon mu jug daal di ñëw ne man damay def sama pédicure manucure te da ngeen koy amul benn problème Sélé su ko neexee sax léegi ñëw def ci pédicure manucure amul benn problème. Sélé dégg nga loolu benn xeetu woote la woon na la te defee rek xam naa après dañuy dugg ci biir xool li nga xamante ne mooy matériel yi nga xamante ne teg ngeen ko à la disposition de vos clients comme ça bu ñu ñëwee di ngeen leen mën a satisfaire ba nga xam ne bu ñu duggee fii du ñu rëccu li ñu fi doon ñëwee. waaw kay soxna May ñëw nga nag ci spa bi àjjana nag moo ngi door commencé. nekku si fii nga wéer sa bopp. ok c'est mën nga ko ànd ak en couple c'est 2 places. couple. waaw couple la. waaw loolu la neex. fii mooy fii de massage bi fii lañ defee en même temps soin de visage yi te ay produits yu baax la ñuy utiliser waaw ay produits yu baax nii fii lañ defee aussi extension cils ay soin de visage lépp ci biir. aussi soxna May dañuy jaay ay cheveux yu am qualité macha allah. yu ànd ak closure lépp ci biir léegi ñu dem fële fee mooy fu ñuy lettoo par exemple bii ñoo koy réaliser benn coupe carré c'est joli. voilà soxna May comme ni nga ko gisee fii ñëw ci salon VIP bi fii la ñuy confectionner ay perruques di fi def ay tresses. Comme par exemple perruque yi jóge ba Angleterre dañuy jaay aussi ay lentilles lépp ci biir fii mooy coin make-up waa gis ngeen ni ñu gis ci biir fi nga xamante ne mooy Paradise Spa daal dinañuy doxantu dugg ci ruq-ruqaat yi yéen duma leen nettali dara ndax yéen ko gisandoo yéen ko gis ak seeni bët fii aljana la noonu lañ ko tuddee te loolu lay wuyoo foofu fi ñëwee di nga am li nga xamante ne moom nga doon wër boo ñëwee fii jàkkaarloog Adja dina la jox li nga xamante ne moom nga soxla équipe bu Dakaractu nag nii la koy defee ak yéen saa su ne di daagu ak yéen di doxantu ak yéen daal di leen indi si ruq yu baax yi bu ko defee ngeen mën a préparer seen korité bu leen neexee sax tabaski bi bu leen neexee ngeen jaar fi waaye xam nañu balaa boobu dinañ leen indilaat yeneen yoo xamante ne mooy gën a bakkane yi Adja kon waxtaan bi neex na lool clients yi ak internet yi dégg nañu tamit li fi ne léegi dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo ak suñu mbokku internet maa ngi kontaan maa ngi gërëm soxna May kontaan naa trop si sa ñëw fii ci Paradise Spa di nuyu Mariama kooku nga xamante ne macha allah bu mu jàppee ba tey bàyyiwul gëm naa ne lii yëpp sax moom la di nuyu di gërëm sama cliente yëpp yu fiy ñëw di gërëm tamit personnel bi franchement sans ñoom rek Paradise Spa du dox donc di leen gërëm di leen sant xam naa rek Adja dañ lay bàyyi nga wax ñu li nga xamante ne mooy adresse bi ku fi bëgg a ñëw nan lay def ak fan lay jaar ba jot leen ngir mën a ñëw fii. ku bëgg ñëw nag Paradise Spa Kër Massar la nekk ci 2 voies Sidima yi numéro bi 78 124 22 53 78 124 22 53 kon ñëw leen fii Paradise Spa ñu defar leen ba mu baax. ok
Adja nee na ngeen ñëw fii Paradise Spa mu defar leen ba ngeen baax kon bu leen ko kenn waxaat bu leen ne vous faites pas prier ñëw leen li ngeen soxla mu ngi fii di leen xaar incha allah bu ko defee rek xam naa dañu yegg si jeexitalu émission bi di leen jox dig daje si beneen émission spéciale mode Korité fii ci Dakaractu d'ici là portez-vous bien.